mbokki jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen nag jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës doore kook tolluwaayu mbas mi tey ji tollook juróom fukk ak juróom-ñett ñu amee jàngoro ji ñaar ci ñoom ñàkk seenu bakkan daañu ci ñëw ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen mu soxal nag remise donc de prix de l'innovation 2020 ci université Iba Der Thiam ci teewaayu nag ministre Yankhoba Diattara mi dellusiwaat nag ci njëriñ li nga xam ne rek ministère boobee daal na koy am rawatina ci xëyug ndaw ñi daa ngeen ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen muy ay ndaw yu bokk ci mouvance présidentielle daal di nañuy naqarlu ñenn ñi nga xam ne dañuy yëkkati ay kàddu yu ñagas daal di koy teg ci retrouvailles Idrissa Seck président Macky Sall daañu ci teewlu Ousmane Baye Diop ci biir xibaar yi mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar yi ñeel biti réew li ci yéenekaay yi mooy ndar képp yi la xibaar bu ngeen taaxinoo tuuti ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk yi tolluwaayu mbas mi tey ji li tollook juróom fukk ak juróom-ñett ñoo amee jàngoro ji ñaar ci ñoom ñàkk seen bakkan ñu dem foofee ci ministère de la santé et de l'action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi test yi ñu def juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam ku jóge bitim réew waaye am nañ ci fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak ñeent yu ci région yi am nañ ci fukk ak ñett yu tëddee nii ñaar ci Mboro Popenguine ak Thiès benn ci Goudiri Kolda Matam Pout Saint-Louis Tivaouane ak Ziguinchor juróom benn fukk ak juróom-ñaar si malade yi entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukk ak juróom benn malade ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk seen bakkan démb alxames fukki fan ak juróom ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan mu ngoog ñu wax ci leneen mu soxal nag prix de l'innovation 2020 ci université Iba Der Thiam bu diwaanu Thiès jëruñ ji ñu dénk nag lu jëm ci wàllu numérique ak télécommunication Yankhoba Diattara moom moo ko daal di présider daal di nay dellusiwaat nag ci am solo bi nga xam ne ministère boobee daal dina koy am solo rawatina nag ci taxaw bi nga xam ne war na ko mën a taxaw ci xëyug ndaw ñi ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Ndione. Le ministère de l'économie numérique doit être votre premier partenaire dans ce cadre, dans ce concours. ndax li ngeen di def mën naa ni vous le faites pour le pays mais loolu moo tax ñu créer ministère économie numérique pour accompagner les initiatives ak innovation yi ngeen xam ni les jeunes surtout dans le monde universitaire ñu ngi koy def et les étudiants ñoo gën a nekk pour nous la cible bu ñu war a accompagner davantage ndax étudiants yi ñoo gën a nekk tey ñoom ñoo gën a connecté ñoo gën a xarañ te xarañte bu pour ëllëg ñoom lañ ko yaakaare defe naa ni professeur Sock wax na ko am na ay milliardaires ñi ëpp alal ci àdduna bi tey fi ñu xalaate woon seen projet fi mu juddoo ci ay biir universel fekk ñu nekk ay étudiants mais peut-être chance bi ñu ëppalee Sénégalais yi mooy amoon nañ chance am cadre boo xam ni mën na faire éclore les talents te ñun nag cadre boobu tey le président de la République wax ñu defar ko moo tax ñun on a voté la loi sur les startups mooy xale yi nga xam ni dañu am ay idées créer ay sociétés yu ndaw mais dans le domaine de l'innovation ñu xool nan la ñuy amee un cadre incitatif bu ñu leen di accompagner pour ñu gën a développer seen idée yooyu beneen bi mooy on va mettre en place un fonds un capital risque parce que aux États-Unis l'avantage des startups c'est qu'il y a des capital risques qui sont souvent prêts à investir ci benn projet dugal ci xaalis kooku def ay recherche approfondir ko ba tey ñu ñëw nekk ay champion donc aujourd'hui au Sénégal le président de la République a mis en place un budget de 15 milliards pour accompagner l'innovation dans le domaine du numérique.
mu ngoog ñu dellu wax ci leneen mu soxal ndaw yi bokk ci mouvance présidentielle bu njiitu réew mi président Macky Sall fii ci diwaanu Thiès ndaw ñu jàpp nag jamono ji lu jëm ci retrouvailles Idrissa Seck ak Macky Sall ñenn ñi nga xam ne dañoo bokk ci parti bi di yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko daal di teg ci seen ndodd loola ñu daal di koy ñaawlu lool Ousmane Diop mi yor seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Adiba. ci suñu taxawaay doon ay ndaw yi parti bi am ay leeral yoo xamante ni dañ koy indi ci ay wax yu fi jot a jub di wax ay nit yu jub di wax ni jeunesse su parti bi ànduñu ci coalition bi nga xamante ni moo destiné wu ci jamono yi mooy Idriss Seck bi ñëw fekk si président Macky Sall bi ko tàllal loxo ngir ñu tabax réew mi. ñuy wax ni ñi nga xamante ni dañoo jug di wax loolu ñaari nit la ñaari nit ñoo xamante ni bokkuñu ci benn instance su ndaw amuñu sañ-sañu wax ci kàddu ndaw ñi ndaxte nag bokkuñu ci benn instance boo xamante ni ndaw yi ñu nga fay daje te ñoom xool nañ ni bu dee ci at seeni at romb na bu yàgg li nga xamante ni ci la ndaw at yi nga xamante ni ci la ndaw yi di tënku te ñooñu mësuñu wax saa boo leen déggee ñu wax mësuñu wax ngir intérêt parti bi mësuñu wax ngir boole parti bi mësuñu wax ngir intérêt jeunesse bi mësuñu wax ngir intérêt kenn lu dul ñoom ñaar seen intérêt boobu loolu rekk moo leen tax a jóg lu ñuy wax ngir yàq la loolu moo tax tey jeunesse bi nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw son excellence le président Macky Sall gis ni loolu dootuñu ko nangu ñàkk nangu gi dafay tàmbale ci dañuy ñaan ñi nga xamante ni ñoo ŋànk parti bi ñoom ñu génn leen ndax seeni doxalin génn na leen ci parti bi bu ko defee nag ñun taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko am fii ci dëkk bi ngir jàmmaarloo ceeg ñoom loolu ñun dinañ ko def ba mu mat sëkk. mu ngoog ñu dellu wax ci leneen dugg nag ci marché bi ci jamonoy koor lu jëm nag ci wàllu lii di nen ak li nga xam ne rek dañu koy jëfandikoo ci jamonoy koor mu mel ni foofee ca marché bi lépp daal di yokkandi bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xam ne soxna Marème lii moom moo ko daal di taataan foofee ca marché central bu diwaanu Thiès ñu teewlu ko. bagage waaw am na yu yokk nag moom mais ak situation dëkk bi nii ak après Covid bi nii moom ñëpp xam ni bagage yi day cher quoi. mais tamit bari na li yokk bari na jiw yokk na mais yokk na bagage yokk daal en tout cas bari na quoi mais tamit nit ñi moom ñu ngi jënd na quoi parce que affaire bi moom lu métti métti tamit nit ñi du tee ñu jënd quoi parce que dëkk bi métti na mais tamit moom yàlla mi ngi ñuy dimbali mi ngi dimbali clients yi ñuy mën di ñëw di jënd si quoi. avant ñuy woor ni daan gisee nit ñi gisatuñ leen dañuy yaakaar ne sax xañ na bu ñu toogee ba mun naa ñu yaakaar ni nit ñi dinañ ñëw ba léegi nii passe encore comme nii rek. ni mu daan ñëweetul. gis nga ko nii bu ndaan woor marché bi dina am jën yu mag ñu woor ba ngoon jot war cee mën a jàpp bu baax a baax gis nga ko nii fi mu ne nii yobay bu baax sa amu fi tas bu bon moo fi am mu ngi nii dëkk bi daal dëgër na metti na lool macha allah waaw te li ñu koy jaay tamit seer na waaw fi mu ne nii képp ku daan jaay rek fi mu ne yaa ngi daw ndax xamatoo foo jëm pertement yi bari na seeni borom di la jàpp. waaye njaay mi seer na ci àll bi lañ wax njënd mi nee ñu dafa yokk bagage yi waaye ñiy wër njënd mi doxewul noonu lëjum yi ni mu mel nii am na waaye dafa seer ci àll bi waaye njënd mi taxu koo bari gisoo ko ni jeexul. waaw dafa cher est-ce que client yi ñu ngi ñëw. tuuti rek ñu ngi ñëw waaye bëriwul waaw ñu ngi ñëw tuuti rek waaw ñu ngi ñëw xam naa nag koor gi waaye ñu ngi ñëw tuut. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru amical bi ëmb étudiants yi daal dinañuy naqaru nag li nga xam ne ay décision la yoo xam ne ñangank foofee ca université ba ñoom ñoo ko daal di jël leeral li ñu ànd seek soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak amical ba nekk ca l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xaarul lu yàgg ngir tontu waa conseil ba nekk ca l'université ba te mu jëloon ay daan ngir teg ko seen kaw ndongo yooyee nee nañu nag d'accord ñu benn yoon ci li seen kilifa yi xaatima rawatina tëjub ndëgëniku bi ñu bëggoon te ci campus social boobule. ñu teg ci lu tolloo ko téeméeri commerçant wàcc nañu démb ci mbedd mi ngir wane seenu nakar ci ñàkk jox
cër bi waa mairie bi wane ci lu leen soxal dàkk bi ñu leen dàkk ca marché Liberté 6 bi ba cay wax ni dañu fa war a tabax ab centre multifonctionnel d'accord ñu ci benn yoon ña ngay xamle itam ne bu ñu waxtaanul ak ñoom dinañu jàmbaloo ak ñi yoru nombal tànku mairie bu Liberté 6 ba sax duñu ca bañ dara. ñu jeexale xibaaru biir réew mi ak àllub Bandia bi jur na coowal suuf ci diggante ab promoteur ak sàmmkat yu fa nekk ñii di sàmmkat yi nag jàkkaarloo nañu ak waaye taskatu xibaar yi ngir nakarlu li ni mer ñu nga xam ne itam ni lu tolloo ko 20 hectares la ñu jël ci promoteur boobule bu ñu ci waxul dinañ jur coow ñu dolli ci ni sàmm bor boobee lu jafe la ci jamono ji bu ñu ci jugul nar naa jur ay jafe-jafe diggante baykat yi ak sàmmkat yi. mu ngoog sant ko gërëm ko soxna Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biir réew mi ñu wax nag ci leneen mu soxal seen rubrique santé ñu taxaw seet nag ci Ramadan ak sport jàngat yi ñu ànd seek Rokhaya Mbengue. mbokk yi tey jii ñuy waxtaane wàllu tàggat sa yaram ginnaaw ba nga wooree ci weeru koor gi nan la ñu war a def bu fekkente ne dañoo woor bëgg a tàggat suñu yaram nee na ñu tere nañu ngay def tàggatum yaram ginnaaw ba nga wooree waaye nag fi nga xamante ne mën nañ la fa nangul nga def sa tàggatum yaram bokk na ci bu fekkee des na tuuti rek ci ay waxtu ngir nag ñu jëm ci wàllug dog suñu koor waaye it bu ñu dogee suñu koor ba pare ba mu teg 2 waxtu boobee it nangu nañ ci nga def li nga xamante ni moo di tàggat sa yaram ban façon sport nga war a def bu fekkente ne dañoo toll ci weeru koor bokk na ci li nga xamante ni moom la ñuy tuddee li ngay def saa su ne bu fekkente ne wóoroo maanaam ci biir weeru koor gi bu fekkente ni jamono jooje yaa ngi ko doon def waaye ànduloo nag ay jafe-jafe ci exercice yu pénible maanaam ay sport yu dëgër yoo xamante ne daan nga ko def loolee mën nañ ko nangu nga def ko waaye nag bu fekkente ne sa entraînement dafa diis loolu toll nag ci 45 minutes jamono jooje dañ lay tere nga def lu ni mel ci wàllug pratique sport bokk na ci tamit ki nga xamante ni moom tàmmul def sport nee nañu kooku digal nañ ko rek muy dox wala mu def li nga xamante ni moo di féey ci piscine wala ci géej wala rek nga def yu ni mel yoo nga xamante ne daal oyof na ci doomu aadama bi nga xamante ne war na def sport bu àndul ak danger. ngir def sport boobu ci biir weeru koor gi ñi ngi lay digal lu ni mel loo nga xamante ni mën na ànd ak moom ngir nga bañ cee am ay gàllankoor bokk na ci ngay naan ndox mu bari ginnaaw ba nga dogee ngir itam mu mën la jàppale ngir nga bañ a déshydraté bokk na ci tamit nga daal di moytu exercice yi nga xamante ne dafa jafe loolu bokk na ci li tax doo mën a def sport boobu maanaam ngay def sport ba ci yàgg rek nga yëg nekkat sa biir bi mi ngi metti wala sa suufu xol bi dafay metti bu fekkente ne danga sa xol bi it dafa jikki-jikki di tëf-tëfi nu mu gën a gaawee te mu wute loolu ak ni mu daan def loolu yi tamit dañ lay wax nga daal di taxawandi waaye bu fekkente ni da nga yëg ne sa biir yaram bi maanaam sa biir yax yi mi ngi metti bu baax loolu it dafa war a tax nga daal di bàyyi loolu di sport bi rawatina nag bu fekkee bi ngay sport da nga yëg ay mettitu bopp yu tar boobu it dañ lay tere nga def loolee di sport bi nee nañu bu fekkente ne dangaa bëgg sport ci biir weeru koor gi bokk na ci liñ lay tere itamit boisson yi nga xamante ni lu ci mel ni café lu ci mel ni lu am café yi tamit bokk na ci lii di thé maanaam ataaya bokk na ci boisson yi nga xamante ni dafa ànd ak gaz lu mel ni suñu boisson yi ñuy faral di naan nee nañu it boo bëggee def sport boobu mu jaar yoon faaw nga am ay lekk yoo nga xamante ni da nga koy préparer mu nekk yu ànd ak équilibre maanaam daal riche lool bokk na ci tamit lii di li ànd ak ay sucre lent maanaam mburu ak ceeb bokk na ci it lu jëm ci wàllu protéine maanaam lekk yi nga xamante ne base bi moo di meew wala yàpp wala jën bokk na ci it liñ leen digal mu di ay fruits ak ay légumes mbokk yi lii liñ leen indeloon ci ay digle ci képp ko nga xamante ne bëgg nga def sport ci weeru koor gi di leen ñaanal rek kooru jàmm.
mu ngoog sant ko gërëm ko Roqiya Mbeng mi ñu doon andil seen rubrique santé ci Ramadan xibaar yi ñeel biti réew ñu àndi seek Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ca réewu Mali ñi yor nombal tànku l'armée gi ñi ngi xamle démb ci alxames gi ni daal ni teg seeni gët ci élection ya war a am ca réew ma février ba mars 2022 mu soxal présidentielle ak législative yi am na sax ab référendum maanaam ay coppite ci doxalinu saatu réew ma ñi koy amal octobre 2021 lu nu mel dinañ ko def ngir delloo doole ji askan wi ginnaaw bañ fa amalee ab coup d'état ca weeru août bi ñu weesu. fanweeri at ak ñeent ci ginnaaw génnuk àdduna Thomas Sankara mi ñu doon woowee le père de la révolution bu réewum Burkina Faso dëgg biñ doon xaar mujjee na leer dañuy ubbi procès ki nekkoon ci boppu réewu Burkina di Blaise Compaoré làkku ji jamono ji ca Côte d'Ivoire dinañ ko àtte ngir rey bi mu rey Thomas Sankara ci atum 1987 ci ab coup d'état bi ko def président. MONUSCO tiit nañu lool ci ñàkkum kaaraange bi am ci Cakunda di ab dëkk bu nekk ci Kiiru la waral boobee ñàkkum kaaraange mooy waay fipp ya bokk ci l'armée ya ña ngi fay gën a wane seen bopp ci ay congu ay sàcc ak sàkku jigéen ñi ci dëkk boobee nekk ci biir armée bi li ni mel lañu nemmeeku itam te wilaas bii di Kougoulobé lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru bitim réew. mu ngoog sant ko gërëm ko Ramatoulaye Cissé mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biti réew xibaar yi ñeel tàggat yaram Fallou Ndaw lañu ci àndal bokk na la ca gën a fës mooy ligue sénégalaise de football. ligue professionnelle ci Sénégal nag dañoo nekk ci bër ba tax na ñu ngi jongante seeni match dabu ci 7e journée bi nag match dabu boobu Teungueth FC dina ci dalal AS Douane fële ci stade Ngalandou Diouf AS Douane nag moo nekk gum ci place bu njëkk bi am 20 poñ ak ñaar benn poñ moo dox diggante AS Douane ak Teungueth FC ba tax na ëllëg ak jàmm ci match dabu boobu Teungueth FC mun na nag daal di jël place leader bi te dina ko dese ñaar match retard ndax Teungueth FC am na ñett match yoo xam ne match dabu lay doon naataangoom di Jaraaf de Dakar mi nga xam ne aussi mu ngi nekk ci compétition africaine yi moom it am na ñett match dabu ba tax na ëllëg ak jàmm dina dalal fële ci stade Amadou Barry le stade de Mbour mi nekk ci fukkeelu place bi Jaraaf bu Dakar nag am na mu ngi nekk ci juróom-benneel place bi am fukk poñ ak juróom-ñaar mel na ni Médinois yooyu kat juróomu poñ rek moo dox seen diggante ñoom ak AS Douane mi nekk ci place bu njëkk bi te Teungueth FC nekk ci ñaareelu place bi ba tax na Jaraaf am na ko bu mu mun a jouer Teungueth FC nag ci matchu daboom yooyu bu génnee ci jongante samedi bi war na songo ak Dakar Sacré-Cœur wante tamit war na songo ak AS Pikine Jaraaf tamit am na AS Pikine ci match dabu ak ñaar tali ci national 1 nag dinañu jongante fukkeelu ayu bés ak ñett ci poule A bi Walidane mi nekk ci place bu njëkk bi am ñaar fukk poñ ak ñett dina dalal ci terrain Seneps Kayor Foot mi nekk ci ñaareelu place bi am ñaar fukk poñ ak ñaar benn poñ moo dox seen diggante jongante boobu nag dinañ ko xaar bu baax surtout bu ñu xamee ne ñaari équipe yooyu ñoo bokk Ligue de Thiès Olympique de Ngor nekk ci ñeenteelu place bi dina dalal AS Cambérène mi nekk ci place su Ndade ba dimanche ak jàmm nag RS Yoff di songo ak Yégo AS Saloum di dalal Gazelle bu Kédougou ci poule B bi jongante bu ñuy xaar bu baax a baax diggante Jeanne d'Arc bu Dakar ak Oslo Jeanne d'Arc moo nekk ci place bu njëkk bi Oslo nekk ci ñetteelu place bi Assur nekk ci ñeenteelu place bi di dalal Stade de Thiaroye mi nekk ci juróom-ñetteelu place bi Racing de Dakar mi nga xam ne moo nekk ci place u Ndade bi dina songo ak Jamono mi nekk ci fukkeelu place bi dimanche ak jàmm nag AGEL bu Rufisque nekk ci ñaareelu place bi am ñaar fukk poñ ak ñett moom ak Jeanne d'Arc ñoo tolloo même nombre de poñ moom nag dina songo ak Avenir bu Mbacké mi nekk ci avant-dernière place bi mel ni ci poule boobu nag Jeanne d'Arc Oslo ak AGEL
ci weekend bi dañuy jongante rek pour mun a jël place leader bi. ca Mboro Ethics nekk ci juróomeelu place bi am fukk poñ ak juróom benn dina dalal US Rail mi nekk ci juróom-ñeenteelu place bi am fukk poñ ak ñaar. dimanche ak jàmm nag ci national 2 bi Damels bu Tivaouane dina songo ak HLM Grand Yoff fële ca terrain municipal bu Tivaouane. Toglu bu Diass nag moom dina dalal Espoir bu Kaffrine. ci division régionale COT nag dina dalal Seneps Excellence ña ngay jongante fële ca terrain Seneps ba. AS Mbaxaan dina dem fekki Olympique bu Somone. Olympique bu Mbour di dalal Renaissance bu Jaxaaw. Réserve Jàmbaar bu Saly di dalal Université bu Thiès. fële ca Morolan nag AS Morolan dina dalal Tigres bu Thiès. ñu jeexale ko ak Europa League mu mel ni tableau demi-finale yi xam nañu ko. Manchester United ci phase retour quart de finale yi dafa daan Grenade 2-0 ca aller ba tamit noonu la ko daanoo woon 2-0. Arsenal dem fekki Slavia duma ko duma yu menti 4-0 ca aller ba ñaari équipe yi dañoo témboo woon 1-1 la ñu defoon. Ajax d'Amsterdam dem fekk AS Rome témboo fa ak moom ca ale ba nag Ajax moo daanoon 2-1 kon AS Rome moom moo qualifié ci demi-finale yi. Villarreal nag dafa daan Dinamo Zagreb 2-1 ca ale ba Villarreal moo daanoon 1-0. Villarreal dina songo ak Arsenal. Manchester United di songo ak AS Rome. demi-finale yi nag dinañ ko jongante 20 fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi jàpp retour ba juróom-benn fan ci weeru mai. final ba nag dinañ ko jongante 20 fan ak juróom-benn ci weeru mai fële ci réewum Pologne. li ci yéenekaay yi ñu àndi seek Rokhaya Mbengue. Bienvenue. La violence survenue à l'UCAD le 25 mars dernier au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui a été imputée à 2 associations d'étudiants Kekendo et Ndefleng continue d'agiter le landerneau universitaire. À sa page 7, le quotidien Le Soleil annonce que dans un communiqué, le conseil restreint de l'Assemblée de l'université de Dakar, présidé par le recteur Ahmadou Ali Baye, a débattu de la question lors de la rencontre tenue en visioconférence le mercredi dernier. Le Soleil fait état à sa une des violences répétées à l'UCAD et titre « L'Assemblée de l'université sévit, dissolution de toutes les amicales, mise en place d'un nouveau système de codification des chambres ». L'Observateur annonce la catastrophique situation à Covid au niveau de Dakar. On compte actuellement 53 cas d'hospitalisation, dont 9 graves et 3 décès. L'Obs précise que les 3 morts font suite à des effets secondaires du vaccin. Papa Samba Mboup dit non au meeting. À la une des Échos, l'on annonce des mobilisations tous azimuts des responsables du pouvoir. Les meetings sont coûteux, folkloriques et sans impact. Pour M. Mboup, il faut des missions légères pour aller parler aux populations et remonter les impôts de chaque localité au président. Restons avec les Échos qui traitent ce qui se passe actuellement à l'UCAD de cacophonie totale. Le journal indique que les propositions du conseil restreint de l'université ont été rejetées. Il faut dire que le conseil voulait la fermeture du campus et la dissolution des amicales. À ce propos, des étudiants rejettent les mesures, dénonce le nouveau recteur et charge Cheikh Oumar Anne. Les quotidiens s'intéressent également à la situation épidémiologique dans la capitale sénégalaise. Il titre à ce propos « La lutte anti-Covid se complique, Dakar envahi par de nouveaux virus ». Restons avec le quotidien Li qui annonce la construction de la mosquée de Mermoz Pyrotechnie. Le maire débourse plus de 51 millions. Terminons avec Stade en Coupe CAF. Ousmane Sagna, milieu excentré Djaraf, gagné impérativement contre Étoile du Sahel. En C1, Mendy, meilleur gardien, 5 matchs, 4 clean sheets, 1 but encaissé en poule, décisif contre Atlético et Porto. Meilleur stat que Navas, Courtois, Ederson, champion déchu, éliminé en C1. Méforme Sadio Mané, une saison à oublier. C1 Manchester City sur la route de la finale. C1 Manchester City sur la route de la finale. Pourquoi le PSG doit se méfier? L'UEFA dévoile les dates des demi-finales. Real Chelsea le 27 avril. PSG City le 28. Bonne lecture. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.